salaamaaleykum sama gars yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen nemmeeku di xool bu baax a baax ci loo leen nekk sama gars yi tey akama baax moo dellu si waat di defaat beneen taxaw seetlu boo xamante ni mu ngi ko def si semaine bii nii ak di leen jéggalu bu baax a baax si semaine passée bi ngeen xamante ni déggu leen ñu parce que boobu moom dañoo ñàkkoon téléphone moo tax gars yi déggu leen ñu woon suñu téléphone bi la gars yi abon mu seey moo tax affaire yi mënul woon jàll carrément moo tax loolu moom ñu ngi leen koy jéggalu bu baax a baax a baax a baax a baax a baax sama gars yi tey akama baax bu dellu see fii mu ngi leen di wax na ngeen dem Facebook partager bagage yi mu gën a yaatu YouTube bi tamit page bi ngeen abonné ko bu ko defee bagage yi di gën a yaatu rek mais gis naa ni si Facebook bi ngeen koy gën a suivre mais foofu tamit sant yàlla mais loolu leen di gën a partager muy gën a yaatu rek affaire yi di gën a am solo sama gars yi tey akama baax taxaw seetlu bi muy daf koy def si entre politiciens yi seen système de communication ak sénégalais yi si boppam ni nga xamante ni noonu la ñuy nelawee parce que bu ma waxee sénégalais yi ni nga xamante ni moom la ñuy nelawee dama gis politiciens yi dañuy teg benn stratégie de jeu communication boo xamante ni ànd ak seen ay soi-disant journalistes yoo xamante ni dañuy jël lu ñàkk a fayda jël ko jox ko benn dayo boo xamante ni après sénégalais yëpp dañuy virer ñoom ñëpp seen bët ci foofu bu ko defee nag politiciens yi ñoom di ñu dribbler selon ni nga xamante ni noonu lañ ko sentiré. gis nga boo leen xoolee politiciens yi fan yi coow yu sew yi nga xamante ne ñu ngi koy indi ci réew mi si moment bi nga xamante ni politiciens yi ñu ngi indi ay détails yu sew ñoom politiciens yi si moment boobu noonu ñu ngi voté budget assemblée nationale ñu ngi voté ay budget assemblée nationale muy budget yi nga xamante ni moom la état bi di demee di dawalee ngeen xool budget yooyu noonu état bi di dem di def nga gis yokkute yi nga xamante ni am na si budget yooyu ba pare mu nekk yokkute yoo xamante ni fi mu amee amulul sénégalais yi benn njëriñ mais sénégalais yi ñu ngi nelaw di topp ay détails di bàyyi seen politiciens yi di saax-saaxee alalu réew mi si naka boo leen jëlee tey ngeen jël budget AST bu Aminata Mbengue Ndiaye ngeen jël budget AST ngeen gis selon ni ñuy yokkee budget Aminata Mbengue Ndiaye te Aminata Mbengue Ndiaye ASTC depuis Ousmane Tanor Dieng ba tey kenn mënuloo ne lii la defal sénégalais yi lii moo fa jógee dugg si liggéey boo xamante ne sénégalais yi gis nañ ci seen bopp amul ba pare ñu utal ko budget non seulement ay milliards ba pare ñu jëlaat budget boobu noonu yokkaat ko mais doo dégg benn sénégalais commentaire si ba tey rek toujours ñu nekk ci détails yi ngeen gis tey sénégalais yi encore nga gis la kaada mburoog soow muy Macky Sall ak Idrissa Seck ñoom ñaar nga xool tey budget conseil économique et social nga gis actuellement noonu budget Idrissa Seck boobu ñu ngi ko yokkal ba mu kontaan bég ba dem jam ñaajo di lëmbal nga xamante ne Idrissa Seck actuellement nii kenn mënul imaginer lan la ko Macky Sall dig ba mu nekk ci état mbégte mii nii Idrissa Seck rek mooy Sénégal le seul candidat boo xamante ni 5 ans sénégalais benn yoon lañ koy gis muy campagne Idrissa Seck mooy le seul politicien boo xamante ni sénégalais dinañ toog 3 ans 4 ans duñ ko teg bët Idrissa Seck mooy le seul politicien boo xamante ni doo dégg interview am ci télé doo dégg interview am ci rajo nii ci site internet tant que élection ñëwul Idrissa Seck mburoog soow moomu noonu moom la Macky Sall déglu rëy ba mu dem centre Abdou Diouf bu jam ñaajo di lëmbal moo tax Idrissa Seck boo leen ko gisee ci ñoom ay dadaa Fatou Waré sax bu mu leen bett ndax instant bii nii est-ce que sax Idrissa Seck mu ngi boppam exactement léegi ngeen ñëwaat gis si moment bi nga xamante ni politiciens yi ñu ngi indi ay détails si moment boobu noonu la audit yi génn rapport ARMP yi génn IGE yi ñëw wàcc rapport yëpp ñëw teew mais léegi nga gis rapport yooyu noonu ñu ngi si épinglé ay ministre de la république mais déggoo benn sénégalais wax si léegi si rapport yooyu noonu IGE ñu ne la am na benn ministre boo xamante ni 13 millions sénégalais yi la jël jëndee ko ay quelques mbaam la jëndee une somme de 13 millions et quelques ay mbaam nga xam ne 75 000 80 000 lay jar nga gis sénégalais yi taxaw di neutre nga gis ci rapport yooyu noonu si la ñu épinglé Mansour Faye mais sénégalais yi ba tey ñu taxaw di neutre Mansour Faye di diri si budget Sénégal plus de presque 2000 milliards Mansour Faye téye ko moom di ko gérer si budget Sénégal sénégalais yëpp taxaw terrain neutre te pourtant lii ñu may Macky Sall may ko Mansour Faye pourtant may ñu ko woon Karim Wade de Mansour Faye actuellement nii li muy def fii nii
billaay moo raw li Karim Wade doon def ndax Karim Wade li mu doon def sax am na tuuti discrétion bu ci nekk mais Mansour Faye li muy def non seulement mu ngi def lu ko neex ba pare boole kook ñàkk a yar xamadi boo xamante ni kenn mënu ko imaginer. Imagine toi Mansour Faye ñu jox la yow ñu dénk la fii nii Sénégal ñu xool la ne la yow appayage bi dafa cher amoo dara looy tontu sénégalais yi nga naan leen appayage bi bu seeree ku mu seer ci yow rek nga dem jaar ci suuf ci route nationale bi. loolu mooy man bu seeree on s'en fout de ça sama yoon nekkul ci appayage bu seer ak bu seerul est-ce que loolu lañ doon xaar ci tontu un ministre de la république. nga gis rapport yooyu bi noonu bi mu génnee xam nga lan moo ci am solo ci ñooñu ñu épinglé muy dañ ci épinglé Aly Ngouille Ndiaye ministère de l'intérieur léegi nañ leen ñëw rek ci histoire du Sénégal ñu xool histoire du Sénégal kañ la ministre doon wàcc rek ñu def rapport bu gaawee nii ci histoire du Sénégal est-ce que mës ngeen ko gis mais comme Aly Ngouille Ndiaye Macky Sall instant bii nii APR moom ci luy baax la fépp ay saxaar léegi comme instant bi ku nekk xamul nan lay feccee même maître Moussa Diop moo ci wane boppam ak Mimi Touré xaw ci wane boppam maître Oumar Youm ni mu toogee kenn xamu ko comprendre nga Aly Ngouille Ndiaye li muy nar kenn xamu ko léegi ñu teel a génne ay rapport am tegal ko ci taabal ji léegi nag toog di ko seetaan te sama gars yi gis nga rapport Aly Ngouille Ndiaye yooyu bu Aly Ngouille Ndiaye ne tekk di woy si waawu Macky Sall coow du jib bu Aly Ngouille Ndiaye yëngalee suba ngeen dégg justice woo Aly Ngouille Ndiaye ñu ne non rapport yi la woon xoolal boo nax yooyu ñu ñuy nax léegi ñu ñëw wëlbatikuwaat di ñu naxee lan mooy ñu ñëw indil ñu coowal crasse sécurité léegi coowal crasse sécurité lan la benn boy bu ñu jàpp si affaire sàcc scooter benn boy bu ñu jàpp si affaire sàcc scooter léegi si affaire boobu noonu ñoom ñu ne ñoom waa gendarmerie nationale dañoo def descente si base crasse sécurité yi xam nga la moo neex si communication gendarmerie nationale nan ngay wàccee si 3 bases yoo xamante ne nee nga yow dañ fa tëj ay nit si 3 bases yëpp benn vidéo nga génnee vidéo bu wane benn néeg boo xamante ne ak benn couloir néeg bi li fa nekk matul 30 personnes te yow nga ne wàcc nga si 3 kër nga génneel ñu vidéo espace bu ndaw benn néeg benn couloir bu am ñaari bërigo li nga ñëwan si nit matul 30 personnes te nee nga jëli nga fa 350 personnes ana nit ñooñu ana nit ñi benn sina bu ñaaxarañ loo di dugg biir soirée Wally Seck filmer lu mat 500 personnes yow nga dugg fa am 350 personnes mënoo ñu si woon 30 personnes léegi ana ñeneen ñi fan la ñu nekk nga dem jëli benn ancien bandit je ne suis pas là pour de défendre Serigne Modou Kara man nekk ma fi pour Serigne Modou Kara Serigne Modou Kara bu amee ñu koy défendre na dem nekk taalibe Serigne Modou Kara yi ñoom nañu dem défendre Serigne Modou Kara je suis là pour les Sénégalais c'était juste pour ngeen xippi seen bët ngeen ubbi seen ay nopp ngeen suivre politiciens yi nax bi nga xamante ne ñu koy nax gendarmerie nationale ñoom nee nañ seen communication gendarmerie yi nee nañ ñoom dégg nañ ñu ne am na ay nit yu fa dee xoolal le mot dégg nañ da léegi ñu déglu docteur Babacar Niang mu ne moom bi mu fay yóbbu doomam dem na laaj commissaire police bu Géejawaay commissaire bi ne ko moom base bi déggu fa benn problème kon ça veut dire que ni commissaire bi xamoon na ni base bi existé na léegi nga dem jëli benn drogueur boo xamante ne nee na moom 23 mois la fa def 23 mois boo xoolee ma ngi nekk ay 2 ans 1 mois 2 ans 2 mois léegi 2 ans 1 mois léegi nga ne foofu am na 17 morts te nee na moom moo doon jàppale gars yi ñuy génn mais xanaa rëbës bu metti bee biir chambre 9 nga xam ne am na 200 et quelques personnes ak li fa nekk nu mu mettee sax année bi rek 2 personnes duñ fa dee 2 personnes rek duñ fa dee ci année bi te de raar ngeen di dégg nit bu fa dee nii nga dégg coow li bëri comprends nga kii naan leen benn agresseur mel ni kuy wax ak ay nit yoo xamante ni conscient wuñu seen bopp mel ni kuy wax ak ay nit yoo xamante ni nekkuñu ak seen xel ku fa dee benn 2 ans naan la am na 17 morts ba pare di lim ay tur nga gis yenn soit journaliste soit disant espèce de journaliste faux type yi yenn soit droit de l'homme si nekk si ànd ak politiciens yi di gëlëmal sénégalais yi di leen nax centre de redressement la ñuy wax centre de redressement mooy lan mooy fi ñuy tëj ay xale di leen former waat di am beneen affaire bu ñuy def di leen tàggat di leen yar ci benn affaire léegi seen petit gallé li muy def lan la tudd seen petit gallé di jël ay xale mineurs yu ndaw yoo xamante ne nee na seen yaay moo leen jël joxe leen comme fee ni ñu jëlee ay majeur joxe leen jël xale yooyu yóbbu leen ci kër tëj leen pendant 3 mois
la leen seen Petit Gallé di tëj pendant 3 mois di former xale yi ci way fecc tëgg juutu sol lu bon xale yooyu bu ñu mokkalee ñan la ñu génnee ñoom Dieyna Baldé gis nga fii toj yi ñu fi def fii nii Barka Dembo Ndiaye yàggul xale yooyu bu ñu mokkalee ñan la ñu génnee ñoom Maam Jaara nga xamante ni mérité wul sax tudd turu Maam Jaara ba mu génnee seen Petit Gallé dafa dugg ak tubéy bu gudd génn fa ak suufees loolu la jàngee ci centre de redressement yooyu ñoom bi ñuy def xale loolu yéen sénégalais yi fan ngeen nekkoon ngeen toog croiser les bras di nelaw te ñoom seen Petit Gallé moment bi ñuy jël xale yi ne dañu leen redressé moment boobu ñu ngi ay sponsor yoo xamante ne liñ fay dugal ci ay millions kenn xamul nu mu toll bu ñu demee ba final bi ñu dem wooyu Modou Khoule mu may leen benn terrain boo xamante ne ay Burki Jawe lay nekk ñu jël terrain bi jox ko xale boobu lan lay doyee terrain bu nekk Burki Jawe sénégalais toog croiser les bras ngeen xool gendarmerie nationale ñëwaat taxaw ngeen jël le parti PUR te affaire sécurité yi ngeen di wax ak yéen droit de l'homme yi PUR bi ñu demee ci élection yi 2019 ñoo waa APR yi bi ñu jàppantee Tamba ñaari nit ñoo fa dee de xeex bu metti vidéo yi ngi ci internet bi vidéo yi ngi ci groupe de presse journaliste yi dañoo xeex ba ay nit dee fa boobu yéen policiers yi foo leen nekkoon boobu fan la état Sénégal nekkoon boobu fan la gendarmerie nationale nekkoon boobu yéen droit de l'homme yi fan ngeen nekkoon nga gis état bi nu muy utiliser yooyu di nax sénégalais yi ngeen gis instant bi indi nañ coow li ba suul lu mat 500 et quelques personnes ay jeunes yu dee ci géej gi kenn waxu ci gouvernement bi yéeyu ci yàbbiwu ci police waxu ci yéeyu ci yàbbiwu ci droit de l'homme yi anañu fan la droit de l'homme yi nekk lan ngeen wax ci loolu ngeen ñëw taxaw nag léegi di diaboliser ànd ak politiciens yi di diaboliser sénégalais yi ba beneen affaire ñëwaat muy ngeen ñëwaat indiwaatal ñu Covid bi daal lenn kese la ñeen ciy ñaan ngir yàlla war a suuri ngeen wax sénégalais yi dëgg bi nekk ci biir Covid bi première vague bi ñëw na ngeen tiital sénégalais yi ba ñu tiit te gars yi gérer ko ba ñu génn ngeen ne félicité nañ leen ñu ne vaccin génn na OMS war a génnewaat ay milliards jàppale réew yi amul doole pour ñu am ci vaccin bi ngeen ñëwaat ne léegi Covid bi dugg nañ ci deuxième vague Abdoulaye Diouf Sarr suubu ci ba ci bopp ak bat sénégalais yi bàyyi leen xel bu baax ministère de la santé bu ñuy def commande ci vaccin yooyu noonu xaalis bi ñuy nar a dugal jëndee ko ay vaccin ak xaalis boobu est-ce que dina dem ci vaccin yi ak vaccin bu nekk ñoom li ñuy wax ne moom la dikke sénégalais yi est-ce que loolu lay dikke sénégalais yi loolu bàyyi leen ci xel bu baax a baax il est temps sénégalais yi ngeen xoolaat politiciens yi bañ ñu leen di manipuler ànd ak ay espèce de soi-disant journaliste di ñu xooloo selon ñoom fi ñu bëgg ñun ñu xool ko instant yi ñaata jeunes sénégalais ñoo dee ci géej gi fàtte nañ leen kenn waxatul seeni mbir talatuñ leen nga gis sécurité boobu ba ñu xeexee Tamba ay nit dee fa tey boo defoon micro trottoir di si laajaat sénégalais question amul benn sénégalais bu la ci mën a ne nii la ngeen gis booy drogueur boobu noonu ñu jël ko interview ko mu naan ay 17 morts dañoo dee ci base Kara sécurité yooyu noonu waa kër Serigne Modou Kara yi kooku nee na moom 17 morts dee nañ fa police bàyyi ko muy doxee ay soxlaam te moom moo doon jàppale gars yi kooku duñ ko jàpp ñaf ko moog dem jëli ko moog ñi mi doon àndal ñi mi doon jàppale xàmmee na leen ci base bi la nekk est-ce que daf ko def ñee dañ ko jël juste pour manipuler sénégalais yi pour di nax sénégalais yi xippil leen seen bët ngeen bañ seen politiciens yi di leen nax droit de l'homme yi ñu ngi leen di woo ci Covid bi nga xamante ne nee nañ deuxième vague ñëw na ngeen xam ne nag baadoole yi ñoo nekk ci secteur informel bi di xoslu subaak ngoon guddeeg bëccëg te gis nga xeex droit de l'homme xeexal nit ki pour mu jot ay ak yelleefam bay liggéey ci la bokk loolu nag ñu ngi leen koy ñaan bu baax a baax ngeen taxaw ci loolu sénégalais yi soyez vigilants xippi leen seen bët ngeen xool li xew ci réew mi sama gars yi akamaa baax tey li la fi indi woon ci weekend bi mu ngi leen di ñaanal bu baax di bëgg ci yéen di leen ñaan nag ngeen di partager bagage yi di gën a yaatu jaa ngeen jëf waay sama gars yi bëgg nañ trop sax bëgg nañ bu baax a baax waaye jaa ngeen jëf ba weekend prochain rek incha allah